dafay laaj ñuy fàttali nit ñi parce que fàttali dafay jëriñ donc ñoom chaque année ñu doon financer xeex tuberculose boobu maintenant bi mbas mi duggee aussi ñu ne au lieu que ñoom ñu taxaw il faut que ñu continuer seet naka la ñuy jàppale askan bi mais dañuy tànn lenn ci askan bi pour jàppale leen seen doole bareyul mais dañ koy tànn ci leneen bi ñu waxee loolu nag ñu daal di ñu jox ay orientation première orientation bi mooy dañu war a teg ñaari comité yi benn bi dafay nekk Ndërënu benn bi nekk Ngor gu mag su ko defee comité bu nekk dafay am délégué de quartier am benn xale am benn handicapé am benn jigéen am benn ndaw muy xale couche bi nga xam ne ñooy njaboot gi su ko defee ñoom ñooy toog waxtaan ñan la ñu war a tànn parce que li ñu yor comme matewul ñan la ñu war a tànn pour may leen léegi nag comité yooyu bi ñu ko defee Oumy moo doon gérer Oumy Gueye moo doon gérer côté Ngor gu mag ak yeneen acteurs yi ak yeneen délégués yi Fatma moo doon gérer Petit Ngor man peut-être man li ma nekk président bi mais aw ma jot ñoom ñoo fi nekk chaque jour mais association bi si turu Wenn Say lañ ko doon liggéeyee donc bu ñu waxee aw say nag mooy ñu nekk benn bokk ndey bokk baay pour que au moins ku nekk mën a jariñ moromam parce que képp ku nekk ci société bi rek am nga njariñ pour sa askan am nga njariñ muy xale muy mag muy ndaw donc ñu ngi rafetlu imam bés bi ñu ngi rafetlu aussi jaraaf ci bés bi mais mënuñu ñëw rek may nit te fàttaliwuñu ko lan moo waral liñ koy may ak ban njariñ la am parce que l'islam dafa wax set yàgg na ko wax l'islam am na ay tettal yu bari yu mu génne ci wàllu wér-gu-yaram aussi ak yelleef aussi génne nañ ko maintenant ñun aussi suñu cër mooy fàttali ay jaamu yàlla yoo xam ne dañuy sacrifier seen bopp chaque jour di nekk ci askan bi di waxtaan ak ñoom te amuñu ci dara dañuy bàyyi seen jëkkër bàyyi seen jabar nekk ci askan bi pour ñëpp mën a am jàmm donc loolu la leen yàlla cërale imam mu jiite askan bi aussi loolu la ko yàlla cërale grand jaraaf mu jiite njaboot gi loolu la ko yàlla cërale donc mooy wane ne ku nekk da nga am njariñ ci biir société bi donc ci gàttal dañu bëggoon bàyyi rek li nga xam ne moom lañu leen bëgg a may Fatma daal di def démonstration bi ba pare wax lan mooy njariñ li su ko defee bu ñu leen ko mayee aussi pas ngeen jël ko rek teg ko seen kër parce que bu ñu leen joxee dara lu mu tuuti tuuti bu leen ko xeeb parce que am na lu mu leen mën a jariñ su ko defee maintenant su boobaa bu defee démonstration bi après ñu jox grand jaraaf jox imam peut-être avant ñu jox sax partenaire bi ñu jox ko moom mu gën a leeral mbir mi et ensuite ñu jox grand jaraaf pour mu mën ko gërëm et imam daal di tëj bu waxtaan bi boole ko ak ay kaddu ñu boole ci ay ñaan pour fàttali nit ñi fi ñu toll du lu bees mais ni ñu nangu rek li nga xam ne ndogal la yàlla teg suñu kaw et naka la ñuy organiser wu aussi pour xeex ko dama leen di fàttali nag benn affaire Ngor nag fu may toog dinaa ko wax yàlla daf ñu nattu moo gën a difficile te feebar bi du gàcc benn sëqët rek mën na dal baytiir benn sëqët rek te comme mën na dal baytiir su nanguwul faju ji wala mu yaakaar ne gàcce la wala kersa la wala ki mu dal déedéet mbiru yàlla la yàlla moo bind feebar boobu ki mu war a dal mu dal ko te bu boobaa aussi na nangoo faju ji parce que wér-gu-yaramam moo ëpp solo que kersa bi wala dignité bi te képp koo xam ne aussi yàlla teg na la nattu boobu rek da nga xam ne yàlla jaamam ki mu bëgg lay teg nattu donc loolu daal moom laa amoon damay bàyyi Fatma mu def démonstration bi parce que loolu moo ñu gën a yitteel déjà démonstration bi et après ñu dox partenaire bi mu def évaluation et ensuite ñu jox ñi ñu war a jox. te chaque fois bu ñu leen oowee ñu disponible oyof lool te ñoom ak seen daraja mënoon nañoo tënkam lu ci yenn mais saa su ne dañuy gunge parce que xam nañ ne njariñu askan wi yëpp la. li ñu fi tax a toog nag mooy xeex li nga xam ne moom mooy feebaru Covid 19 mooy coronavirus bi ñuy dégg dañu bëgg a fàttali nit ñi rek ne que ne feebar mu ngi fi nit ki dina màtte du màtte bu ci feebar bu ci dugal sa loxo noonu la ñuy wax fagaru moo gën faju li ci aar mooy que ne ñun ñëpp ñuy takk suñuy masque yi te gis nañ salle bi ñu takk nañ seeni masque loolu warul nekk salle bi parce que dafa nekk loo xam ne ci dëkk bi fu ñuy dem marché bu ñuy dem ci xew yi lépp dañu war a takk suñuy masque parce que loolu moo ñuy aar beneen bi mooy tamit ñuy jël suñuy mesure suñuy distance 1 mètre yi saa booy waxaa nit nga jël sa distance 1 mètre beneen bi ci gën a am solo nag mooy raxasu bi nag du question ne feebar Covid bii sax moo tax ñuy wax
mais bépp feebar boo xam ne am na fi raxasu bi moo la siy mën a dimbali muy biir bu daw bi muy pali bi muy yeneen feebar raxasu bi boo koy farloo yàlla mën na dimbali ba yooyu yëpp du la mën a dal kon dafa nekk loo xam ne même bu feebar bi jógee sax dañ war a continuer di raxasu kon waruñoo wàcc benn yoon parce que si set la bokk set moo jiitu si lépp lu ñuy def set moo si jiitu léegi nag dañuy def démonstration bi léegi nag dañuy wax rek ne li tax ñu jox ñoom partenaire bi joxe lii raxasukaay bii nii pour inciter ñu à ce que ñuy mën di raxasu saa su ne mën nañu jox population bi yëpp mais mën nañ si dimbali ñenn su ko defee ñu si des buñu gisee ñoom te ñu suivre exemple bi xam na ne lii lu ñu war la chaque jour dañu war di raxasu lii paan la ak satala bi boo gisee teg naa si nga xam ne moom mooy saabu bi léegi boo jëlee sa satala nga root si ndox nga teg paan bi pour mu mën a dékk ndox bi su ko defee da ngay jël saabu bi nga tooyal dañuy tooyal li nga xam ne moom mooy loxo yi suñ ko tooyalee ba pare ñu jël saabu bi daal di diw suñu loxo bi yëpp fekk dindi nañ lépp loo xam ne jaaro la wala loo xam ne mën na jël salte si loxo yi ñu daa ko diw soo diwee ba pare nga commencé fii nii si poom bi nga commencé parce que bépp salte bu nekk fii nii war na mën a deñ nga commencé bomba fii soo paree nga bomba li ñuy wax si ginnaaw nga bombaat fii si ginnaaw léegi su ko defee nga ñëw si li nga xam ne moom mooy digg loxo bi nga jël sa kii bi pour wee yi salte bi si nekkoon yëpp mën a deñaale nga def nii soo paree si bii nga daal di kii loolu tam foofu dañu wax ne yeer wee yi tamit war nañ ko mën a éviter parce que wee yi day yëpp ay microbe moo tax il faut ñu raxas ko ba mu set boo pare nga dindi ko beneen mooy tamit bu ñëwee si fii nii diggante fii dañ ko war a defar ñu daal dee jël fii defar ba mu set ak ginnaaw loxo bi fii nii bu ñu defee nii mu daal dee set ñu ñëwaat si bii daa ko raxasaat ñëwaat bii nii daal dee raxas léegi suñu paree si boobu ñu daal dee ñëw fii nga xam ne moom mooy fii nii loxo bi si kaw fii ñu daal di ko nettoyé ak fii léegi suñu paree si loolu nag ñu daal dee jaxasewaat loxo bi yëpp mu set ñu daal dee jël ndox bi ñu sotti bu ñu paree nag ñu jël mouchoir bu set ñu daal dee fompee ko su fekkee ne amuñu mouchoir bu set ñu daal dee sëpp ko suñu loxo yi parce que fekkee da nga ko def nii mën na yéegaat microbe bi nekk si kaw wàcciwaat say loxo yi moo tax boo paree da ngay def nii su ko defee mu mën a wow je crois que ne yomb na te ñun ñëpp mën nañ ko appliquer te seeru saabu yi je crois que saabu bi ñu seerul par sa kër boo amee benn satala sax mën nga jëfandikoo kii bi kon ñun ñëpp war nañu gën a farlu si li nga xam ne moom mooy raxasu bi di leen jaajëfal bu baax. chaque 15 à 20 minutes soo moytu dina laal kanamam wala mu jël dara lu mu lekk su ñu waxee raxasu il faut ñu wax leen lan mooy njariñu raxasu bi parce que bu ñu leen raxasu leen te waxuñu leen lan mooy njariñu raxasu bi du ngeen xam exactement lan mooy njariñ yi parce que mën nga jàpp set mais nga laalaat sa loxo leen na am na lu mu téye raxasu bi aussi say doom wala xale yi bu ñu génnee chaque fois am na ay mbir yu ñuy téye wala yu ñuy fooye wala miir yu ñuy laal salte boobu la ñu bëgg a di ko dindi parce que tant que man sama salte bi mu ngi sama loxo mën naa ko dugal sama gémmiñ mën naa jënd tàngal wala soccu di soccu mooy virus bi nekk si wala salte bi nekk si soccu bi donc moo tax ñu wax importance su raxasu bi dafa diis si nit ñi mais mooy au moins ku nekk li ngi war a dugg sa biir dafa war a sell donc moo tax sa doom aussi loxo yi dafa war a set pour bala muy génn si biti ñu di ko may parce que gis nañ xale yi ku siy ñaan nii ngay tàllal sa loxo ba pare macca la ngay laal macca ko yooyu yëpp dañu bëgg ngeen di ko bàyyi xel ñi ñuy may nag bu ñu sañoon dañuy dénk lii seen doom si biir kër gi ba ku génn ñëw ñu ne la yaay kay raxasu papa saabu amu fi wala yaay papa yaa ngi doog a ñëw ko raxasu gan gi mu won ko fan la nekk wala mu nekk ndox mi nekk bu ko defee xale bi si boppam dina am rôle bu muy jouer si biir xeex bi yaay ji aussi di fa bàyyi xel parce que jigéen ñi yàlla moo leen jox cër bu màgg si biir kër gi loolu aussi dafay am solo ñoom ñuy bàyyi xel pour protéger parce que ñoom ñooy fóot ñooy togg ñooy def lépp donc li ñuy def yëpp seen loxo bu setul aussi mën na andi gàllankoor si ñoom donc yooyu mooy li nga xam ne tey mooy njëriñu raxasu bi bu ñu ne takk leen masque mooy tey bu ngeen xoolee ku takk masque buy wax nii dafay tooy loolu mooy liy génne su fekkee ne man dem ko am te yow takku la masque li may génnee mën na la dal dafay nekkal lu tooy mais su ma sëqatee dafay gën a génn donc loolu moo andi njariñu masque bi métti na mais fi mu nekk ne dañu bëgg a toll foo xam ne ñun bu ñu sañoon pendant 15 jours waa Ngor ñëpp takk masque pendant 15 jours
ñëpp di raxasu respecter distanciation yi pendant 15 jours scientifiquement nee nañu yàlla mën nañu sutural donc loolu aussi bëgg nañu ñu di ko bàyyi xel ci kàddu yi donc damay jox EMAD El Hadj kaay nga présenter un peu association bi EMAD comme yow yaa ñu jàppale à travers Abdou Khader Gueye ab lébu la bu dëkk Plateau yore EMAD bu ñuy wax EMAD nag mooy entente de mouvement associatif pour le développement donc ñoom ñooy lëkkaloo di jàppale yenn askan yi ci yenn xeetu feebar yi ak yenn aada ak cosaan yi. maa ngi nuyu d'abord waa Ngor yëpp di nuyu ci turu imam di nuyu aussi chef de village bi di nuyu aussi représentant délégué de quartier bi di nuyu population bi nga xamante ne lañ ci fekk di wax ne ñu ñooñu ba pare dañuy nuyu aussi suñu ñaari naataangoo yi nga xamante ne ñooy point focaux yi muy Fatma Traoré ak Oumy Gueye yi nga xamante ne ñun ak ñoom dañoo ànd di lëkkaloo di liggéey mën na ay at ci tuberculose bi moo tax mbas bi mu ñëwee ñu ànd ak ñoom ñu ne nañu xool naka la ñuy def ci district à ouest bi ñu nekk muy Ngor Wakaam ak Yoof ndax man maa ko yor maay superviseur bi ci diggante Ngor ak Wakaam ak Yoof formé nañ fa am nañ fa 7 comités Wakaam ñu am fa 7 comités Ngor ñu am fi 7 comités Ngor ñu am fi ñaari comité de quartier ñu nga xoolee yan baal ma dafay nekk 16 comités de quartier donc tey comme Ngor laa nekk damay wax ci Ngor ndax Baytiir mi toog Baytiir Samb bu na ma ko wax te du ma tàmbalee sama kàddu ci moom di ko gërëm di ko sant bu baax ndax lépp loo xamante ne rek liggéey nañ ko fii ci Ngor jàpp naa ne moom am na ci cër bu mag a mag ndax moo ñuy jàppale yombal ñu mi liggéey bi. noo ngi nuyu ñëpp gannaaw sant suñu borom itam danañ ko sant ak njëlbéen ak mujj parce que lii nekk fii ci réew mi ak suñu réew ak yeneen boo déggee ni wax ci Sénégal fii ak fa mu jógee ak la fa xew ba nëgër ni sant yàlla rek moo nu war sant yàlla moo nu war ngir ñoom dem nañu ba ne mbir mi ni muy reproduire dafa gaaw lool ci ñoom virus bi ni mu juruntee dafa gaaw ci ñoom ba ñu jaaxal na leen kon ñun nag suñuy ministre suñu ministre bi nag ministre de la santé ak docteur yi ko wër wax dëggam yàlla ñu ngi def li ñu man ñu war leen tëmboolu ci ngërëm mi waaye ngërëm mi itam ki fi yitu moo di président wenn say muy Baytiir Samb bii tey wata ñi andi ñi fi andi itam waa EMAD depuis création ba am na ñu fay toogal Abdou Khader Gueye dina faral itam di sax ay nuyoo man ko waaw nu ngay jot nuyu yi tabarkàlla yàlla ñu yàlla doole jàppale ndaxte lii ab lëngoo lay doon kii téye fii ba ko ñu koy wooteel sànni si àll ba fa ne koy sànni itam digam ay doomu aadama na fa nekk yàlla dindi tookee ja sa jàngare ja ba mu bañ a teeloot benn mbindeef du ma sax doomu aadama seul mais mbindeef dañu bari doomu aadama li si yàlla utee jaamam waaye mbindeef dafa bari te kenn xamul lim bi bëggul itam kenn si ñoom loru la si mënte am daal ñu boole sant yàlla sant itam Abdou Khader Gueye mbotee gi mu yor xeewunu lii mu andi parce que loo xam ne lii day faras jàngara war na nekk suñu wet ñëpp bi ko jëfandoo lii daal laa amoon mooy sànni jox président de quartier yi. fête bi ñu jublu muy feetu tabaski bi mais ngeen bàyyi seen lépp ñëw teew et ñu ngi leen di gërëm
jotaay bi nag am na njariñ parce que bu fekkente ne feebar dafa am ci réew mi am ci àddina bi yëpp ñu yaakaar ne peut-être suñu jëlee suñu matuwaay yàlla mi ko fi andi mun na koo génn sànni ko géej ngeen war a ñëw teew ñu expliquer leen nan ngeen war a def pour moytu feebar bi. Tout à l'heure Thiama def na fi démonstration ñu bëgg na su ngeen fi jógee ba dem ci kër yi ngeen woo xale yi defal leen beneen démonstration jàngal leen nan la ñuy raxasoo parce que da ngay wax nit mun la raxasu yomb na fi lañ ko fekk mais yombul parce que am na partie yoo xam ne soo ko laalul jàngoro ji mun na ñëw takk foofu nga lekk walla nga naan mu dugg ci yow. et sànq monsieur le maire wax na ko et yàlla mooy nattu jaamam mais jàngoro bi ku mu dal warul tax ñu koy moytu surtout ça bu fekkente ne da ngeen ni ci benn kër yow nga sentir ne sa yaram yëngu ci loo xam ne daawul ko ci yëg war nga mun déplacer dem centre de santé soo demee centre de santé bi ñu seet la bu fekkente ne jàngoro bi la ñu téye la walla ni ngay mën a def moo gën nga toog ci kër gi benn nit ne ci kër gi walla ko ñaar fukki nit loolu moo tax feebar bi gaaw parce que da ngay gis ku ko am ne rus naa dem dispensaire toog ci kër gi rek parce que jàngoro ji mun na toog ci yow ñaari semaine te doo ko xam loolu mooy danger bi donc maa ngi leen di gërëm une fois encore et matériel bi ñu leen nar a jox nag may ñaan daal ngeen utiliser ko balaa ñu fi jóge ñu ñaan imam mu ñaan yàlla aar ñu boo jàngoro ji bi daal génn fi nu mu gën a gaawee wasalaam. di ñaan suñu boroom li ñu fi tax a daje yal na nekk njariñ boo xamante ne gi moom la ñuy fi jële li ñu fi tax a daje nag ñaar la si wàllu mbokk wàllu jàppalante mooy comme ni ko Baytir waxee diggante EMAD ak ñoom nañ daan jëflante daan jàppalante seen biir waaw ba yàlla def mu andi lii jàppalante boobu nag moom la ñuy gën a yeesalaat lii tax ñu di ko gën a yeesalaat nag ngir ñaar bu jëkk bi mooy feebaru saxat bi nga xamee ne moom la Baytir waxoon te mu nekkoon ci dëkk bi nekk loo xam ne ñëpp miinoon nañ ko xamoon nañ ko ba tax ñoom daanañ ci yëngu lu bare am beneen dëkk bu ci ñëw dolla ko ci mooy feebar bi ñu yàlla nattoo ci jamono te boobu ñépp d'accord xam nañ ne nii muy wàllante moo gën a gaaw sax tuberculose loolu lu médecin yépp d'accord la te virus bi tamit dañ ne wax nañ ne moo gën a naqaree maîtriser virus ab tuberculose ndaxte suñ ko xamoon ni ñu xamoon tuberculose ngoon feebar du egg fii ngoon maîtriser nañ ko bu yàgg ngoon feebar bi chaque jour rek scientifique yi danañu seet am yeneen i découverte yu bees yoo xamante ne bii noonu lay tëddee moo tax bu lay kenn mënu ko maîtriser à 100% dañuy tâtonner rek chaque jour rek am leneen lu bees lu génn nag loolu nag lii kay waral nag yàlla defal ñu ci mucc mooy ñoom lii ñu wax ne lii ku ko def am na yaakaar ne di nga ci mucc wante nag lépp nag dañ koy delluwaat suñu borom rek képp koo xamante ne yàlla nam na mu dal la fala budd foo mënta nekkee soo nekkoon ci biir palais à disposition yëpp yaa dana ko omal ba mu fekk la fa dal la te kooku am nañ ci ay tegtal yu wóor mais loolu nag sukkas na ko nag doyul ngoon nag nañu jël suñu matukaay loolu moo di wakkiirlu si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba waaj a ñëw bàyyi gëléem gi Muhammad naka doo ko yeew mu ne ko déet wakkiirlu laa ne sama borom mu ne ko wakkiirlu mooy na nga koy yeew bu pare fii sa xam-xam toll ak sa xel na nga ko def mooy yeewal gëléem gi ba mu dëgër la si des na nga bàyyi ak yàlla wante doo ko bàyyi rek suura cee nga naa déet yaa tooñ sa bopp yàlla tooñu la ngoon nag yooyu dafa nekk matukaay yoo xamante ne bii moom la ñu war a jël donte nag buñ ko seetloo bàyyi ko am na sur le plan national wax ma sax sur le plan national mais sur le plan international mais nag ñun li ñu yitteel nag mooy suñu gox bi waaw lii ko waral nag xañ na mooy disposition yi ñu jëloon disposition yi nga xam ne jël nañ ko teggi ka la ñii nga xamante ne bii noonu la ñuy gisee dañu yaakaar ne feebar bi daal ay caaxaan rek la da ngay dégg sax ñu koy wax naa ay amul mais su fekkee mbir mu ne
borom xam ne dañu wax ne mbir mu ne su fekkee ñu ne amul am na yow sa avantage mooy nga jàpp ne am na sa avantage mooy nga jàpp ne am na ngoon nag ñu ngi ñaan suñu borom yaa nu yàlla defal jàmm te lii ñu joxe nii lu bare léeg-léeg ñuy ñaari hadiis yoo xam ne Muhammad daf ko wax te léeg-léeg nag ñuy def sax confusion bi dafa jëkk a wax ne an-nazaafatu min al iman beneen hadiis mu wax ne at-tuhuru satrul iman du benn ndaxte bu dee tuxuru moo di laab nde suñ ko waxee mooy nii nga mën a def pour mën a julli mën a jaamu sa borom ndaxte nit mën na am ak laab mais du am nazaafa dama ne nit ndaxte am na ndox moo xamante ne ci charia mën nañ ko jëfandikoo jàppe si te boo jullee mu baax mais nag ñàkkul am na lu sa ne loo xam ne loraangee nga sax wala amul nazaafa nag mooy cet loolu ñoo tubaab bi ñoo ko bokk ñoo ko yéefar yi mais tuxru moom jullit moo ko moom nazaafa moom mooy loo xam ne mooy nii ñuy wax toilette raxasu ba set yooyu yëpp moo xam ne def ko ñaax jullit pour mu di ko def ndaxte bu dee jàpp wax dëgg ko xam ne jàpp du ànd ak saabu même sangu set sax du ànd ak saabu mais nag ñàkkul nag mën nga am microbe mu ngi sax ngoon microbe boobu sa nekk na lu koy dindi ak mooy nazaafa mooy cet gi te moo xam ne dafa fonkoon ñaar yépp daan si ñaax saaba yi ñu di ko def donte xañ na seen jamono nag xañ na saabu amul woon mais lañ daan désinfecté seeni loxo yi mu xam ne da daan ñaax saaba yi pour ñu di ko def yàlla dimbali ñu nag ba léegi yomb na si jamono ngoon nag ñu war a mën a góorgóorlu ala rawti su fekkee dafa nekk loo yow demuloo jëndi ko dañ na ñëw may la ko gratuitement ngoon nag war na mën a gën a ak yombal ngoon nag yombal googu ñu ngi leen si gërëm yéen ñëpp si ñaar yëpp julli dafa war a am ñaar yëpp te moo xam ne noonu la daan doxee amoon na nazaafa amoon na tuxru nazaafa nag mooy ngay faxey sa yére bañ a salte say loxo bañ a salte moom sax ku masaan ñëw si moom di ko seetlu di ko seet si am audience ak moom soo ñëwee su fekkee sa kawar dafa jaxasoo danaa demal nga peñe ko su tilimee mu la demal nga raxas ko kooku moo di nazaafa ku fonkoon boppam la sallallahu alayhi wa sallam ngoon ñu ngi ñaan suñu borom nag yàlla defal jàmm feebar bi ñu yàlla nattoo nag yàlla na ko yàlla dindi dëgg teggi ko bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xañ na loolu lañ amoon ay kàddu ñu wax liñ fi joxe nag ñu góorgóorlu comme ni lii tax illa bi tax ñu jox ñu ko ñu mën koo jëfandikoo noonu bu dul dara sax bu ñu demee sax tekk si diggu kër gi wala sax si bunt bi ku laa ñëw sax lu mu gàtt mook wax dëgg nga raxasu ngoon yii yëpp mën na jariñ si fànn boobu liñ si mën a jariñoo war na bari yal na yàlla def lañ sa jariñoo nag ak lañ sa jublu mu jariñ ñu si ñii nga xam ne ñoo fi andi di leen ñaan tamit yal na yàlla defal leen jàmm collaboration bii nga am moo xam ne seen diggante yal na ko yàlla gën a saxal ndaxte collaboration mbokk la ala rawti lu jëm si wàllu santé l'islam daf ko fonk lool ala rawti wàllu wér-gu-yaram ndaxte bakken dañ ko war a sàmm war ko aar loolu nag si l'islam nag c'est individuel nit ku ne yaa war a sàmm sa bopp yaa war a aar sa bopp avant mu nekk ju ma nekk collectif ngoon nag ñu ngi ñaan suñu borom yal na yàlla defal jégg ak topp yéen ñi fi daje yépp yal na yàlla saafara leen yal na yàlla muccal leen ci feebar bi ndaxte moo tax ñu jox ñu nii di delluwaat di ñaanal kilifa yi fi teew jaare ka si jaraaf ak chef délégué de quartier yi ak ñi mu àndal yal na yàlla defal leen jàmm yéen ñëpp ak les relais communautaires là mu ne suñu soxna yi nga xam ne wax dëgg nag ñu ngi def liggéey bu rafet te ñoom ñoo nekk en contact direct ak population bi malgré ak risques yi si am yëpp xëy na bu dee médecin sax mu ngi sa bureau toog wante ñi nga xam ne ñoo nekk en contact permanence ak population bi ak risques yi si am yëpp ngoon ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal ndaxte loolu dafa laaj persévérance mooy nga am gëm-gëm lii nga jàpp nga gëm ko bañ koo bàyyi te def ko rek te yàlla tax ñàkku ndëkk lu nekk dinañ ko si dégg lu nekk dinañ ko gis mais loolu lépp dañu ànd ak ñu muñ continuer di mën a def seen liggéey ngir xam ne ñoom dañu am sacerdoce boo xam ne moom la ñu gàddu ñu war koo jàllale ngoon ñu ngi leen di gërëm di leen sant suñu soxna yi nga xam ne ñoo taxawu loolu yal na yàlla jàppaleen bu baax a baax a baax a baax te yàlla aar leen tamit
yàlla aar leen si feebar bi aar leen si feebar bi si ñaar yëpp moo di si saxaat bi ak bii nga xam ne moom suñu borom feeñal yal na yàlla def jàmm yéen ñi fi teew tamit yal na yàlla defal leen jàmm loolu lañ amoon ay kàddu yu ñuy wax. di wax ne damay yàggali si kàddu gi rek di wax ne comme maa fi toogal waa EMAD muy ONG bi waa plan aussi waroon nañu ñëw baaba mais waroon nañu ñëw waaye dañu am ci contretemps parce que mu ngi Géejawaay parce que en fait projet bi département de Dakar la mais si Pikine si la bokk loolu moo tax moom teewu fi Abdou Khadir aussi loolu moo tax mais ñëwul mooy suñu coordonnateur nga xamante ne EMAD moom mooy suñu kilifa waa EMAD nag dañu ànd ak plan ñu lëkkaloo ci liggéey bi pour xeex mi Covid bi dama jàpp ne tey ñi fi toog ñëpp kilifa yi waxtaan nañu ak yéen ci wàllu mais feebar bi man nag damay gërëm rek ak a sant di wax ne feebar bi bi mu ñëwee ci réew mi ñu xalaat ñu ne dañu war a ànd aaru mooy 3A yi ngeen gis ñu sol nii moo tax ñu former tàggat ay relais bi communautaire fii si Ngor mat nañu 20 personnes yi ñu xaaj ko ñaari comité Ngor bu ndaw ak Ngor bu mag ñu ne leen nañu dem ñu xool ci dëkk bi nga xamante ne ay la yéwén war nañu mën a jàppale ci feebar bi ba nga xamante ne ci li ñu am ñu jox leen ko ndax ñoom ñu mën ci jot yàlla nag def na ñoom liggéey boobu yëpp ñu ngi koy def ndaxte lii nii ñu def nii ñu liggéeyu mais benn fan ëpp na weer ñoom ñu ngi si dem nañu si kër yi recensé nañu ba def nañu lépp ba tey nag dañoo toll si phase de distribution mooy maanaam jox ñi nga xamante ne mbir mi lañ leen ko jox te yàlla rek a tax comme li imaam wax jàppale leen ndaxte ay bu ñu nekkee ci réew dañu war di jàppalante ndax ñun en tant que ONG suñu rôle mooy jàppale askan wi ànd ak askan wi di liggéey ak ñoom moo tax EMAD ak plan fépp foo xamante ne askan wi nekk dañu dem fexe ba jàppale leen moo tax ma ne feebaru tuberculose bi baytiir muy toog fii si Ngor ay at a ngi ne ñu ngi liggéey ak moom ànd seeg ay communautaire ndax moom ku ko xool xam ne si communautaire rek lay dox ndax baytiir nit ku baax la parce que aussi tamit bi yëpp su amee mooy wax yàlla ak moom la ndax ba ma ko woowee ne ko Covid bi de wàcc na ci réew mi te dañu war a jug taxaw comme man la yàlla def maa féeti fii ci Ngor ak Yoff ak Wakaam ma bëgg fii ci Ngor nga jàppale ma pour ñu xool lu ñuy def ak askan wi def na ma boo ñëwee lépp naa ko dox ak imam naa ko dox ak délégué de quartier yi chef de village ak autorités yi fi nekk ak ñëpp jàpp naa ne lépp kon dox na ko ànd seeg Fatma Traoré bii toog ak Oumy Gueye donc dama jàpp ne dañuy ñaan suñu borom rek di imam wax ndax jàpp naa ne su ngeen ñaanee seen ñaan yàlla dina ko gis dégg ndax da ngeen sori ci yàlla ndax mag moom jar naa bàyyi ci réew ndax moo gën a jege yàlla donc seen ñaan yi ngeen fi ñaan yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla nangu yàlla saafaral EMAD ak plan aussi yàlla tamit jàppale leen ci xeex mais bi ñuy xeex ak association bennum say bi nga xamante ne moo nekk fii si Ngor di liggéey bu mucc ayib di wax ne relais communautaire yëpp au nom de l'EMAD ak plan international ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm yi population bi di gërëm ñëpp di jéggalu nag le fait que ñu xaw a yéex a ñëw parce que waroon naa teel a ñëw waaye xam nga rek lu ma jógee fii tamit district laa war a dem pour réunion ndaxte boobu ba tey kenn toogul ñëpp a ngi daw nekk si liggéey bi ndax béykat xam na li may nekk ni di wax allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërë ngeen jëf. initiative vraiment xanaa di si kontaan rek te nga xam ne feebar bi moom feebar bu nekk dëgg la daal te ñii dañ koy ñàkkal fayda ma di ko xeema naan am na amul comme ni ko imam waxee rek mais xam nañ na am na. te en plus ñun mag ñi la gën a sonal parce que xale yi dañuy génn kon xale yi la ñu war a gën a retenir si kër yi téye leen bu baax si kër yi de ce fait bu ñu wàññee ko ñu jox leen li ngeen ñu jox ñi tey ñu raxasu def yëpp daal bañ ñoo kon parce que dañ leen xale yi ñoo mën a contaminer mag ñi daal kon nag ñun ñoo war a protéger xale yi pour xale yi bañ a kii si ñun daal waaw vraiment. initiative bi dañuy ñëw ànd aaru muy 3A yi nga xamante ne depuis riposte bi mu tàmbalee ci réew mi EMAD ak plan loolu noonu la ñu xalaat moo tax ñu ànd ñoom ñaar ñu lënkaloo pour xeex feebar bi nga xamante ne moo fi nekk muy mbas mi donc objectif bi mooy ñu jàppale la population la plus vulnérable bi nga xamante ne seen doole dafa néew nga xamante ne
seen doole jotul seen ginnaaw pour que ñu mën a jot ci lavoir yi ci javel yi ci saabu yi parce que gis nañ ne javel ak saabu ñoo gën a mu efficace sax gel ndax loolu la docteur yu bëri wax donc ñu ne ngeen jàppale ci loolu pour feebar bi mën fi jóge loolu mooy objectif wu lii nii ñuy def ñun ak plan waa EMAD ak plan non xam nga programme bi en tant que superviseur district bi parce que man maa yor Ngor Wakaam ak Yoff au niveau de Yoff la même chose que la ñu def mais Yoff au lieu de 2 comités mais c'est 7 comités Wakaam 7 comités actuellement ni may wax ak yow waa Wakaam ñu ngi def seen caravane de sensibilisation parce que joxe nañu seen kit yi waa Ngor aussi bu ñu paree joxe seen distribution après lu ñuy jàpp bés def caravane bu mag wër ci dëkk bi pour xamal ne waa dëkk bi naka nañu moytu nañu gën a ànd jafandiku pour que feebar bi mu jóge fi donc bu ñu jógee ci distribution bi desaat na encore mais caravane de sensibilisation bi permettre ñaaxaat gën a ñaaxaat ñu parce que ñaax du doy moo tax à chaque fois rek suñu objectif mooy ñuy ñaax ñu population bi pour que ñu takk seen masque yi ndax masque la ñu war di ko takk pour yow nga aar sa bopp aar tamit ki nga xamante ne nga jàkkaar loolu mais tey gis nañ ne nit ñi dañu dem ba aaratuñu seen bopp ndax masque yi takkatuñ ko donc moo tax ñu ne nañu fexe ba def caravane de sensibilisation muy Ngor muy Wakaam muy Yoff waa Yoff def nañu waa Wakaam actuellement ñu ngi def tey waa Ngor ñoo ci des Ngor dinañ jàpp bés bu yàgg dara ñu def ko te bu ñu koy def yéen ñii fi nekk dañ leen invité waat pour que ngeen ñëw ñu ànd ci caravane boobu pour que ñu gën a mën a ñaaxaat suñu askan bi nga xamante ni ñoo ko mais bokk ñu ak yéen di wax ne loolu lépp su jeexee dañuy gërëm di féliciter di encourager Baytiir bi nga xamante ne mooy suñu facilitateur fii ci Ngor di féliciter suñu relais communautaire yi muy Fatma Traoré ak Oumy Gueye bi nga xamante ne ay la yéwén depuis riposte bi mu commencé mais ba tey ñoom ñoo ànd nekk ñaari point mi fukoo fii ci Ngor bu ndaw ak Ngor bu mag di liggéey bu mucc ayib donc yéen journalistes yi aussi tamit ñu ngi leen di nekk di leen ci gërëm parce que yéen aussi seen liggéey am na solo ndax li ñuy wax askan bi mën ci jot il faut que am ñu tàllal ay micro il faut que am ñu ko génnee kon yéen it yàlla leen yàlla tamit may jàppale yàlla musal leen ci feebar bi yàlla jàppale ñëpp jàpp naa ne loolu daal mooy perspective bi mooy caravane bi. ak kontaan lool bég si lool yàlla na leen fi yàlla yàggal mu ànd ak wér yàlla na leen fi yàgg mu ànd ak wér yàlla mu leen fan bu gudda wér la. man toujours sama waa kër ki ma nekk nii bés bu nekk damay taaj sama ndox naka der ak saabu raxasul bu dee ba ñëw man ka raxas sa loxo buy génn man ka raxas sa loxo balaa moo lekk man ka raxas sa loxo loolu daal laa jàppoo ki ma nekkal toujours loolu laay koy wax te man tamit loolu laay def waaw damay raxas ba mu set sama set man ka raxasu ba set buy génn ndax bu ñëwee yëpp bu ma yoree xaalis it damay raxasu man daal loolu laa si xam maa ngi koy def daal mu toll moom laay def moom laay digal ki ma dëkkal ki ma dëkkal sama benn néeg moom laa koy sante xanaa moytu baax rek protéger wu rek li ñuy bëgg naka ñëpp a def na ñëpp protéger wu man bii ma ñëw dama fàtte sa sama masque bi sa kaw la ba dama ko fàtte wóor na yàlla am na ay masque bi li may ñëw dama ko fàtte foo ma ka réew ma ka parce que mag laa du ma xale at yi ma am dama war a protéger sama bopp dëgg loolu dëgg am naa 70 ans dama war a protéger wu parce que avant tout la santé waaw yal nañu yàlla déglu sutura yaa ngeen fi yàgg te wér séeri ko waaye yow asuñaay rek laa nga moom ma si jaaxal